doxu ñaxtu bi waa ñoo lank ñoo bañ bëggoon a amal niki tey ji ci ngoon ci Guédiawaye dootul am demande ba ñu déposé woon ca préfecture ba préfet ba nee na leen dañu ko yéex a def respecté wuñu délai bi ñu ne nag d'accord nangu nanu waaye nag daañu ñëwaat tey la ñuy yóbbuwaat beneen ab demande ngir rek mën a marche ajjuma bi ñu dëgmal yokkute njëgu courant bi waral coow ci fan yi tax ba Senelec xëyee te yab ndajeeg ñi nga xamante ni ñoo di woy jëfandiku yi dañu leen doon expliquer rek li waral yokkute bi ak it bëgg a taxawal benn ab kuréel boo xamante ni dina tax ba Senelec doon champion fii ci Afrique sowu jant njàng meek njàngale mi boo moytuwul ci at mi dana demaatit ci ay coono bataaxalu artu bi nga xamante ni SAEMS tegoon na ko ci taabalu autorité yi daanaka semaine rek a ko dese ngir mu jeex te boobaak léegi autorités yi waxuñu ci Abdoul Mbaye ne li réew mi nekkee métti na coono fu nekk ba tax na mu ragal ne dana amaat fii ci Sénégal ay ajustement structurel tey jii la ko xamle ci ab ndaje gu mu seqoon ak taskati xibaar yi biti réew soxna Binta Diallo nu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Barthélémy Ngom. acca li gën a fës. campagne électorale bi di jeex tey jii si ngoon ca Guinée Bissau ñaareelu pàcc élection présidentielle bi dimanche lay doon Domingos Simoes Pereira candidat bu PAIGC di nëbb ne dafa mere président Macky Sall Umaro Embalo Sissoko moom dal na bu baax ci kaw président bu Guinée Alpha Condé dinañ leen déglu ci biir xibaaru biti réew yi dinañ dem ca Mauritanie fukki doomu Mauritanie ak benn ñu enlevé leen ca Mauritanie it ba tey député opposition yi di waajal enquête parlementaire ci gestion ka fa nekkoon président di Mohamed Ould Abdelaziz. yaatal gi ci kanam ajaratu Binta Diallo Georges Déthié Diop tey wàllu tàggat yaram Georges nu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Barthélémy. acca li ci gën a fës. daañu wax ci coupe de la ligue bu at gii nii ak li nga xamante ne moo di tirage bi nga xamante ne def nañ ko démb yan équipe ñooy daje ak ban bés lay doon 16e de finale yooyee daañ ci addu ci biir xibaaru tàggat yaram coupe Ousmane Tanor Dieng préliminaire yi di door tey ajjuma club yu national 1 ak national 2 ñoom ñoo cay soobu Ligue 1 moom ëllëg am na ay match bokk ca bi ca gën fës Jàmbaar bu Saly Portudal ak Stade de Mbour mu nekk derby ca Petite Côte ñaari équipe yi di waajal mbir mi da ngeen dégg ñaari club ya di Jàmbaar bu Saly Portudal ak kenn ki bokk ci Stade de Mbour delluwaat ci Boxing Day bi ci Angleterre Abdoulaye Diaw joxab note match bi doxoon diggante Liverpool ak Leicester addu itam ci Sadio Mané ak Mohamed Salah naka la ñu comporté wu ci boobee match yaatal gi ci xibaaru tàggat yaram yi. wax nga ko Georges yaatal gi ci kanam yéenekaay daañu ci ànd ak Mamadou Mohamed Ndiaye bu ñu noppee jébbal kaddu gi kii di Babacar Fall ci rétrospective 2019 bi journal 2019 ak Babacar Fall ci njeexitalu xibaar yi lay doon. Barthélémy Ngom. Aliou Ba moo fare ci machine yi préfet bu Guédiawaye nee na waa ñoo lank ñoo bañ seen lettre ba ngeen indi woon fii ngir mën a manifester ni ki tey ji ci ngoon lettre boobu da ngeen ko yéex a andi ba tax na manifester gi ngeen na ma amal tey daal dootu fi amee. waa ñoo lank ñoo bañ nag ne waaw d'accord wax na dëgg danañ ko topp dogal googule waaye du tee ñoom daañu indi na beneen ab demande préfet bu Guédiawaye ñu teewlu ko ci ki nga xamante ni moo di Chérif Blondin Ndiaye ay kaddu yu mënu denk sànq. waaw parce que ñoom dañoo déposer demande mais demande bi diir bu mu war a am pour que ñu respecter ko parce que dafa am lu ko encadré c'est le code pénal moo ko encadré. donc mais pour que ñu mën a recevoir et traiter dossier il faut que mu respecter d'abord c'est un des points c'est délai yu nga xamante ni diir bi nga xamante ni war na ko déposer son dossier au niveau de nos services alors que ñoom le 24 lañu déposer seen dossier pour tenir une manifestation le 27 donc boo xoolee peut-être su fekkante ne ci nu ñuy calculer normalement ñun du fekkante du droit mën nañ jàpp ne 3 jours la mais 3 jours francs la ñuy wax 3 jours francs donc dafa am premier jour bi déposé bi bokku ci donc ci intervalle bi am 3 jours donc 4e jour bi la ñuy jàpp wala 5e jour bi la ñuy jàpp ne moom mooy jour bi nga xamante ni manifestation bi foo war a dem donc le minimum c'est 3 jours francs le au plus c'est 15 jours francs pour que nga mën a tenir une manifestation pour respect des délais yi nga xamante ni moom la loi wax nañ leen ko expliquer nañ leen ko notifier nañ leen également cette décision
d'irrecevabilité jox nañ leen ko expliquer nañ leen ko dem nañu ñu expliquer leen ko tirer leen code pénal bi partie bu mu concerné jox leen ko expliquer ñu ne ñoom comprendre wuñ ko woon noonu donc je crois bien que ils ont bien saisi li ñu leen wax. mu nekkoon kàdduy Chérif Blondin Ndiaye di préfet bu Guédiawaye dogal googu mu jël nag ñi nga xamante ni ñoom ñoo ŋànk collectif bi di ñoo lank ñoo bañ féete ca Guédiawaye nee ñu nangu nanu ko dogal gi autorité bi jël waaye nag duñ ca yem ndaxte nee na tey jii daañu yóbbuwaat beneen ab demande ci taabalu préfet ba tey su ko defee ñu mën a manifester ajjuma ji ñu dëgmal ñoom nag artu nañu autorité bi ne daal ay manœuvre ak yeneen ñu xeet yu ko demee daal du tax ba ñu gantal seen manifester gi ñu na ma amal Khadim Lo di coordonnateur local bu collectif bi di ñoo lank ñoo bañ ci micro Salif Sow. préfet dafa joxe motif bi nga xamante ni mooy dañ ko yéex a dugal loolu la jàpp mais ñun loolu noonu convaincre ñu parce que mardi lañ ko dugal kon ñu ngi ci délai bi mais dañuy moins de 72 heures kon peut-être moom moo xam lu tax moom mu tere ko. di ngeen marche. non parce que ñun ay républicain nañu dañoo bokk ci réew mi du ñu nekk li nga xamante ni ñun dañuy suuxat luy taal réew mi au contraire luy defar réew mi moo waral ñu initier lii ñuy initier combat bii ñu nekk nii pour xeex ko pour nga xamante ni wàññi souffrance population bi. est-ce que di ngeen déposer waat beneen. si tey aujourd'hui même dinañ dem déposer di léegi vendredi prochain moom dañ koy yëgal rek dañ koy def mu tere ko ak mu ñàkk ko tere te dafa am intérêt wu autorisé ñu ba pare daal ñuy encadré ñu def suñu marche pacifiquement. mu nekkoon Khadim Lo di coordonnateur collectif bi di ñoo lank ñoo bañ foofee ca Guédiawaye seen manifester yi li ko waral bokk na ci yokkute courant gi. ak it bëgg ñu bàyyi Guy Marius Sagna foofee mu nekk ca kaso ba Seydi Gassama njiital Amnesty International Sénégal demoon nag seeti tey ba léegi nag nee na ma nga wéyal di xiifal Seydi Gassama di artu jëmee ci autorités yi ne daal nañ bàyyi doomu jàmbur bi mu ñibbi loolee la fësal ci page Facebook am bi nga xamante ni xool nañ ko ni ki sànq gannaaw ba mu jógee ca kaso ba seeti woon na Guy Marius Sagna ba tey yokkute njëgu courant bi tax manifester yi takarnaase ci jamono ji tax na nag ba Senelec xëyee tey ab ndaje ak ñi nga xamante ni ñoo di woy jëfandiku yi dañu leen doon expliquer rek li waral yokkute bi ba noppi bëgg taxawal benn kuréel boo xamante ni Senelec dana doon champion fii ci Afrique sowu jant Salimata Aw mooy Senelec bii nii tey Senelec gu Sénégal la ñoo ko tabax ba mu yegg si fii te nañ ko dooleel mu yeggali fu mu jëm. bataaxal bi directeur général bu Senelec doon ko jagleel ñi nga xamante ni ñoom ñooy woy jëfandiku yi loolee ci ndaje mi nga xamante ni amaloon na ko tey ci suba ci digganteem ak association consommateurs yi Imam Youssoufa Sarr. hausse bi ci boppam am na ñoo xam dañ ci jaare pour di daal di ni Senelec ni ñu ko yoree ak alal jéeg yooyu indi yeneen problème yooyu. nekkul du problème yu ñu posé léegi liñ hausse bi du Senelec moo ko décidé état moo ko décidé parce que état moo daan génne ci poosam di joxe bi mu génnee ci poosam di joxe ba jëmmi jamono mu xool ni xëy na am na yeneen priorité yu nekk feneen mu ni danaa joxe lii waaye lii si des kat da ngeen koy fay. bu ñu sukkandikoo ci directeuru Senelec bi Pape Demba Bitèye di ñu xamal ni jafe-jafe communication rek moo am wante ñi ngi def seen kéem kattan ba lii ñuy duppee réajustement bi bañ a feeñ ci poosu Sénégal. wane nañ ne bu ñu xaajoon client Senelec yi yëpp si téeméer presque juróom fukk bi ak juróom-ñeent yi yëpp mbir mi bokkuñ si. ça veut dire que ñooñu bees bu ñu amoon depuis 2017 moom la ñuy continuer ba léegi. ñu xoolaat li ci biir mooy buñ si yokkaatee presque si juróom fukk ak ñeent yooyu buñ si yokkaatee presque ñaar fukk ak juróom-benn muy téeméer boo jël presque juróom-ñett fukk yi 1200 francs mooy yokku si seen facture par bimestre. muy téeméer ak ñeent fukk waxuñ ne du dara. Momar Ndaw moom li muy ñaawlu nee na mooy lii di wàllum yokkuteek courant bi dañ koo bëgg politiser te ñoom doxuñu ci loolu ASCOSEN nekkul ci benn parti politique. parce que bu fekkee da ngay défendre nit ñi kon chaque fois bu jafe-jafe amee da ngaa war a dem fa information bi ne xam li xew ba pare informer ñi nga xam ne ñoom ñooy consommateurs yi kenn ku nekk xam li xew gis nañ nag ay politiciens yu ci dugg di commencer di jaxase di wax di ay mars ak yooyu ñun d'accorduñ ci loolu ñun duñ ay politiciens. yeneen i daje dinañ ko amal diggante Senelec ak comité national de dialogue ak ñeneen loolee lépp nee nañ liñ ci jublu mooy benn jafe-jafe bañ a am seen diggante consommateurs yi ndax ñoom ñooy pousse Senelec ba fii ñu agsi tey. Salimata Aw ci ndaje moomu nga xamante ni Senelec xëy na ko seq ak ñi nga xamante ni ñoo di woy jëfandiku yi Abdoul Mbaye moom nee na réew mi metti na lool daanaka foo laal coono la ba tax na mu ne ragal na fii ci Sénégal mu amaat ay ajustement structurel tey la ko wax ci ndaje gu mu seqoon ak taskatu xibaar yi. Quand vous avez une économie non dynamique qui génère un déficit budgétaire
et qui génère également un accroissement économique obligé. soo amee koom-koom goo xamante ne daanaka jaarul yoon loolee dafay indi ab déficit budgétaire loolee itam daal di indi ab yokkute ci déficit paiement bi nga xamante ne moom la ñuy wax ci wàllum extérieur loolee nag moom la Sénégal di dund jamono ji léegi nag li ngay mën a def mooy daal di def ay réajustement naka daal di fexe yëngu ci levier yu bari surtout ci wàllum demande bi déficit budgétaire bi dafa nekk loo xamante ne nag moom la nguur gi di def di dund ci anam woo xamante ne yorul la nga xam ne moom la war a dundee yàq gu bari goo xamante ne moom la ñu daal di nemmeeku loolee nag daal di takk sa biir rek moom ngay daal di mën a def te loolee nag boo koy def mënaguloo dàq ñi nga xamante ne ñooy ay fonctionnaire léegi ñi nga xamante ne nag wala ni nga xam ne noonu lay doxalee mooy daal di fexe dépense d'exploitation yi mu daal di koy wàññi bu baax a baax su ngeen xoolee ci wàllum ndongo yi ci daara ju kawe ja nekkoon ci école privée yi ñoom la ñu daal di mujj bàyyi fa ñu leen daan yóbbu loolee lépp nag mu doon loo xamante ne day doon ay sakkanal te tax na wàllum njàng mi qualité bi daanaka mujj naa na sax suñu sukkandiku ci waa SAES fexe takkaat ndigg li ngir fexe recette yi daal di dugg ci yan anam impôt bi daal di dakkal subvention yi yokk njëgu énergie waaye tamit njëgu électricité bi. Des universités publiques, des prix de l'énergie, une augmentation des prix de l'électricité. mu nekkoon Abdoul Mbaye ni ki tey jii la yëkkati yile kàddu ci ab ndaje gu mu seqoon ak taskatu xibaar yi Papa Balla Gueye moo taataan ay kàddoom naka noonu it tekki leen liggéeykat yu Sonacos Diourbel tey dañoo xëyee ab toogaanub ñaxtu ñu ne nag ni campagne commercialisation njaayum gerte gi ni muy dexee nii daal neexu leen benn yoon ndaxte dañ gis ne ay jafe-jafe neen la ba ñu dooree campagne beeg léegi Sonacos bu Diourbel amagul sax lu toll ci juróomi téeméeri tonnu gerte muy nag lu leen métti dañ ci dellu siwaat ak Babacar Diouf suñu ndaw li foofu la ca Diourbel waxti wàllum njàng mi atum ren ji boo moytuwul it ci jafe-jafe la jëm ndaxte bataaxalu artu préavis de grève bi nga xamante ni SAEMS tegoon na ko ci taabalu autorité yi ay semaine rek a ci des ngir mu jeex te bu boobaa mën nañu delloo buum ca mboy ga ñu ne nag seen xol dafa jeex ndax ba ñu déposé préavis bi ba léegi amul benn autorité bu ñëw wax ak ñoom Saourou Sène mooy secrétaire général ba. Le 2 décembre 2019 syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire déposé na son préavis de grève sur la table du gouvernement te préavis boobu mu ngi jeex le 2 janvier 2020 bu dee nag amul lenn lu bees ci comportement gouvernement bi par rapport ak accords yi ñu xaatim mais bu bureau national décidé ñu engagé xeex mais le plus naturellement du monde dañ koy def parce que nag ñëpp am nañu droit peut-être fooy problème mu jàngalekat yi sauf ñun parce que ñun la jàngalekat yi tànn dans une très large majorité pour ne ñu yéen la ñu wóolu pour ngeen teyel ñu pour ngeen jëlal ñu en charge nos préoccupations yooyu kenn mënul xaar ñu fooyee ko. mu nekkoon Saourou Sène di secrétaire généralu SAEMS ci ndaje goo xamante ni seqoon nañu ko ñoom waa SAEMS ak taskatu xibaar yi Ana Rocha moo taataan ay kàddoom fukki simili ak ñett moo bootu ci benn waxtu. ak RFM kumpa jeex na. ñu dem ca Ngunjaan ak carrière ya fa nekk carrière yooyu basalte ak calcaire lañu fay jëlee waaye nag mujj na di jural coono lool rawatina wàllum wérgu yaram jëmee ci kaw askan wa ay feebar yu bëri lu mel ni tuberculose ak it bilharziose dañuy faral di ko gis léegi ci askan wa muy lu leen métti lool ba tax na sax ñu doon amal ab ndaje forum communautaire lañ ko tuddee woon doon waxtaanee daal carrière yooyu ak ni ñu leen di jëfandikoo coono ba muy jural askan wa coalition publier ce que vous payez ne daal métti na leen lool ba tax na entreprise ya cay yëngu daal ñu ngi leen di artu ngir ñu bëgg ñu gën a toppatoo wér gu yaramu askan wa foofu la ca Ngunjaan Cheikh Anta Diop. di ab forum daje waxtaan ci askan yi yeewoo ci diggante Diack Ngalen ba Sessène nekk ci commune Ngunjaan waxtaane lu jëm nag ci wàllu carrière yi li mu fay dugal ak jafe-jafe yi nga xamante ne ak askan wi wër carrière yooyu ñu ngi koy jànkonteel kii di Adja Bambika yor kàddu askan wi nee na daanaka feebar yi bari na lool ci gox bi. sëqët su tar si ñuy wax surtout xale yu ndaw yi feeñ na fi sax docteur yi ñu ngi ciy waxtaan di ci def ay sensibilisation te loolu gis na ni poussière bi ak noyyi gi ñu koy noyyi moo leen di indil ay jafe-jafe am na benn feebar bu naan bilharziose xale bi day saw bu yàggee da koy jàpp ba day saw deret surtout rawatina
ci zone bi dafay bari li ko waral mooy kàmb yi ndax comme daan dañuy def recherche bu nu recherché ba pare su fekkee gisuñu duñ ko suulaat dañ ko fay bàyyi noonu su ndox mi ñëwee ndox mi taw yépp dafay dajaloo xam nga xale yi buñ demee si àll bi yor seen jur gi dañuy dem ci biir di sangu di nga gis ñu am ñoo xam ne dañ ciy ñàkk seen bakkan. Abdou Aziz Diop di coordonnateur antenne régionale bu publier ce que vous payez nekk ci Thiès gis ne entreprise yi yëngu ci wàllu gasam basalte ci diwaanu Ngoundiane li ñu am ci koppar bari na te liy dellu ci askan wi dafa néew. soo xoolee rapport bi mu jégee ne contribution par exemple carrière yi nekk fii COGECA 5 milliards la COGECA mine 2,7 milliards moo la sax ci gox-goxaani comme Ngoundiane mais ci wàllu budget état seen contribution dafa néew trop droit des travailleurs fii respecté wuñ ko ñu ngi dee ci biir exploitation yi. ñoom sax waa Ngoundiane ñi ngi sàkku nag ci nguur gi mu xoolaat bu baax contrat yi ndax investisseurs yi nga xamante ni ñëw nañ ci Ngoundiane bu ñu ca amee askan wi ñoom it mën cee gis seen bopp bu baax a baax. RFM Thiès Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop fii ci Guédiawaye mairie ba dafa am lu mu namm nee na benn plan d'aménagement la ko duppee jëmee ci kaw peggu géej gi maanaam littoral bi waaye projet boobule du ñëpp ci ànd am nañu ne daal la ca mën a tukkee ne conséquences jëmee ci askan wi bari na lool waaye nag conseil municipal ba nee na daal lii projet la boo xamante ne c'est un projet provisoire ci xayma jàpp leen ne 24 hectares la ñu war a déclasser ci projet boobule moo tax askan wane yu Guédiawaye ne daal Macky Sall faw mu àddu ci Salif Sow. plan d'aménagement bi dafa tey ci seenub xel nee ñu yëf yëpp mën nañ koo jël dugal ko feneen ñeenti communes yi nga xamante ni tamit ñoom ñoo sekk suuf silee ñoom ni leen di traité bokkul waa mairie de ville tamit dañoo def loo xamante ni dafa ëpp nekkul seenub cër yooyu poñ la ne du yoon moom conseil municipal bu nekkee Sam Notaire Moulay Camara. moo tax ñuy lancer un appel à l'opinion et au président de la République mu xam ne plan d'aménagement bu littoral bu Guédiawaye bi c'est une véritable bombe sociale te bu fekkee ne consensus amu ci ba acteurs yëpp mën ci déggoo au-delà des politiques mën na nekk vraiment loo xam ne génération future yi ñëw bu ñu ñëwee dinañu yedd. plan d'aménagement bi lu ñu waxtaanee la te it doonul loo xamante ni lu sax la duñ koy proposer rek ñi nga xamante ni ñoom ñooy kilifa yi Racine Ba moom moo leeral loolu bokk ci conseil municipal bu mairie bu Guédiawaye. mairie bi dafa am ay projet bëgg na tabax ay école bëgg na tabax ay complexe bëgg na fi def benn université boo xam ne de dernière génération bëgg na fi def lycée d'excellence lycée scientifique bëgg na fi def parc artisanaux yi ndax maire bu ne ñaam nga yàlla boo faloo saa ay agent nga dimbali leen def leen dans des conditions donc loolu moo tax mairie bi ci programme am prévoir na lotissement pour agents municipaux yi waaye bu fekkee xaj na ci su fekkee xaju ci nag projet yi ñoom ñooy priorité loolu mooy li fi ne. 20 hectares ak ñeent la ñu war a dindal jox ko ñi nga xamante ni ñoom ñooy mairie yi ñu organiser ko président de la république kon moom moo war a àtte ci lile waaye moom Macky Sall am na lu ñuy wax plan directeur ngir mën a xam fa lay teg tànkam. Salif Sow Guédiawaye ngir rajo Futur Média. Salif Sow ca Guédiawaye ca Pékin ak it feneen ci Sénégal daanaka ñu ngi waajal bu baax li nga xamante ni moo di feetu fin d'année yi waaye seetlu gi moo di am na ay ndaw yu bëri daal yu ne yëgaluñ ko seen yaram la ko waral maa di am daal poos yaa amul xaalis mu di conjoncture bi nga xamante ni tax na ba ñàkkum koppar di nekk ci réew mi ci jamono ji am na ñu bëri ci ñoom ñoo xamante ne bu fête bi jotee daal dañuy toog ak seen i njaboot rek dafay ñaan gërëm yàlla sant ko ndam dund nañu at ba mu jeex ñu àndi ceeg ndongo ka Moustapha Sall ni wàccaayu feetu ko 31 décembre gi du lenn nag loo xamante ni lu ko saf mi ngi ci ñaar fukki atam ak ñett mu ni fi saa si tembe réveillon gi moom xam na naka la koy amalee. instant yi nii ku mel ni man fête fin d'année moom sax moom dérangé wu ma ko am mais comme nii ne yow da nga koy préparer wala da nga koy féete da nga siy assister non loolu moom mosuñoo dal mosuñoo traversé sax à l'esprit quoi on préfère plutôt kay xanaa ñu jël suñuy alquran ñu def comme ni nga xamante ne noonu la ñu yaree ñu gérer ba fajar quoi moo ñu gënal. Laurent Bass ni aayul bu fekkente ni dafa am ay ndaw yoo xamante ni dañoo jox yitte ju rëy lii di feetu njeexitalu at mi waaye la mu gis ak fi réew mi toll ci ay jafe-jafe ku sonn ci yile feet yaa ngi sonnit ci lu ko jarul. bu njëkk amoon nañ temps wu di préparer ay 31 ay affaire yooyu noonu parce que jot amoon na et puis xaalis amoon na mais léegi temps bi dafa dëgër sa su ma xalaatee tey war a génn minimum rek boo calculer passe taxi damay ñëw rek da ngay teg benn 5000 côté déjà pour commencer fa nga jëm da ngay fay 10 000 minimum bu dee bu nga jëm bon soirée kër kenn defatu ko am nañ yeneen xalaat yu bokkul ak loolu te bëgg nañ dara quoi pour suba dajale sax taxul nga génn parce que tam booy génn na la leer ni boo génnee tey suba ginnaaw suba doo am problème mu ndékkee ak yeneen détails yi. Youssou Gueye ni moom ci wàllu boppam feetuk 31 décembre doonu tut loo xamante ni farata la ci moom mu ni lu ko waral xelam ak xalaatam romb na foofu. loolu moo noppal nit ñi sax waaw lu mën a ñaax la parce que ay tolluwaay la rek am ay tolluwaay la daal ci bopp la rek bu fa neexee yàlla waaju moo xam nga mooy loolu. mu di daanaka seetlu gu yaatu lu ëpp ci ndaw ñi joxatuñu kenn ku farata li di wàccaayu feetu ñeexitalu at mi te ñoom ñëpp ñu bokk ci it xalaat ndax gis nañ ni feetuk 31 décembre dara undu ko lu dul li
caaxaan Ndongo Ka Pikine RFM. Ndongo Ka Binde Diallo yaa ngi waajam réveillon yi. déedéet. da nga mel ni ñii tamit koppar yi. du loolu de dama waajul rek. toog daal jàpp sa njàmm. di nelaw ñaan yàlla gërëm ko. ak nelaw ndax dund nga at. di dugaat si beneen wallaahi waaw loolu moom jar naa ñaan moom. acca Aliou ba ñëwal. RFM bitim réew. ñu tàmbale ko ca Bissau Binta ak campagne électorale ba nga xamante ni tey lay jeex ñeel ñaareelu tour ba. waaw ñaareelu tour bi nag dimanche la ñu ko jàpp ñaari candidat yi nag tey jii ñoo doon ganu RFI ñoom ñaar ñëpp nag ku ci ne nee na moom mooy gagné lu ci mën a am moom mooy ne candidat bu PAIGC di Domingos Simoes Pereira moom nag daal di nay nëbb ne dafa mere lool président Macky Sall ay kàddoom yow mi Barthélémy yaa ko tekki. J'ai jamais eu des propos contre le président Macky Sall. mosuma wax ay kàddu yu ñagas jëmee ci Macky Sall li ma wax moo di ne yenn position yi dafay tax ba Bissau Guinéen yi duñu xam wala boog comprendre ci neutralité bi ñeel situation politique bu Guinée. te tamit ma wax leen leneen président Macky Sall damay faral di am ay contact ak moom ndax li may jaaree Sénégal bari na wuuteeg lool Guinée Conakry donc wax yooyu wax dëgg neex yàlla xaw ma fu ñu jóge ne man dama jege kii di Alpha Condé te loolu bu demee sax ba am dara nekku ci. Mais si c'est le cas. C'est le bienvenu. Omaro Embalo Sissoko bu Madem G5 moom nag dafa mere lool président bu Guinée Alpha Condé moo tax ratewu ko benn yoon ay kàddu Mohamed Talimou Ba moo ko tekki. J'ai dit que il y a une malinterprétation et mauvaise évaluation qui induit la communauté internationale en erreur. C'est le médiateur pour la crise de Guinée-Bissau, c'était le président Alpha Condé du Guinée-Conakry. Un mauvais choix. Parce que lui, il soutient, un médiateur qui soutient clairement le candidat Domingos Simoes Pereira. Il a fait tout pour humilier le président sortant. mu mel ni Mbalo bi nga joxe du boobu. wala boobu traduire nu ko. Mohamed Ali Mouda de moo ko waroon a tekki xam ñu dem rek. feneen ñu dem ca Côte d'Ivoire Guillaume Soro. waaw ak enregistrement sonore ba nga xamante ni tax na bokk na ci élément yi ñu dugal sax ci enquête bi. waaw enregistrement boobu daanaka da koy gën a dugal li daa mel ni. moo tax nag ñu laaj ko suñu naataango bi nga xam ne xam-xam dafa màcc ci wàllu xibaaru biti réew di Mamadou Thior Alassane Ouattara mu ni dafay wane rek ne pouvoir cote moo ko soxal waaye nag nee na bu ñu minimiser kii di Guillaume Soro Mamadou Thior di membre bu CORED. quand même Guillaume Soro du ñeexu ñebbe boo xoolee daanaka moom moo ko jox nguur gi parce que ay nitam ñoo demoon ca palais ba jàpp Laurent Gbagbo indi ko sa hôtel du Golfe loolu ñu ngi koy fàttaliku donc jël nguuru Alassane Ouattara Guillaume Soro xar na ci tànku tubéyam bu toogee tey nag di daal bundu xatal kooku mën nañ tiit ci ëllëg Côte d'Ivoire parce que mën na indiwaat fitna foofu parce que Guillaume Soro quand même ku ko xam ne ba léegi bëri na ay ñoo xam ne ñu ngi koy jàppale ñu ngi ci armée bi te ñooñu ba léegi ñu ngi noppi rek di xool ki nga xam ne mooy président Alassane Ouattara fan la nar a egg ci mbir mi am na boo xam ne bu fa tolloo boo moytuwul fitna mën na faa jógaat. waaw ñu dem fii ci peggu Sénégal Binta ci Mauritanie nañu daw gaaw foofu am na fukk ak ñetti nit yoo xamante ne dañ leen enlevé. waaw ñu ngi leen enlevé nag ci zone boobu nga xam ne dañ fay seete ay wurus ñu koy wax zone d'orpaillage bi nekk ci diggante Tchad ak Libye leeral yeeg Mohamed Diop. ñaari yoon nag lañ këf doomi Mauritanie ci diggante boo xam ne nii matut nag ñaar fukki waxtu ak ñeent ndax juróom-ñeent lañ këf ci ñoom talaata ba noppi tollanti dolli ci ñett ci alarba ji ñoom nag kenn xamut fi ñu leen denc kenn xamut tam lu bari ci ñi nga xam ne ñoom ñoo leen jàpp di ñoo xam ne biñ doon agsi ci bërëb bi ñu ngi woon ci ay woto yoo xam ne weer yi dañ koo tent nag mu ñuul ba noppi doon tànn di jàpp doomi Mauritanie yi dong di ñu doon yëngu rek ci wàllu njaayam boutique jàpp gi nag mu ngi xew ci jamono joo xam ne ñu ngi seetlu ay réero diggante doomi Mauritanie ak askanu Tibu bi nga xam ne mu ngi dëkkee nag ci digg wi diggante Tchad ak Libye Mohamed Diop nag sot RFM. dañuy des ca Mauritanie Mohamed Diop ndax foofa député yi bokk ci opposition bi nee nañu dinañ fa taxawal ab commission d'enquête parlementaire xool nag naka la ka fa nekkoon président yore woon réew ma di président Mohamed Ould Abdel Aziz ñoom député opposition ba dañoo amaloon moom kii di Barthélémy Ngom may amal nañu conférence de presse ca Nouakchott. waaw jeex na. jërëjëf Binde Diallo. ñu tàmbalee tàggat yaram ak coupe de la ligue ak affiche yi ñeel fukk ak juróom-benneeli
final yi nga xamante ni daal xam nañu ko. 16e de finale maanaam. waaw 16e de finale. tirage au sort bi def nañ ko démb Guédiawaye football club lay doon ak waa US Gorée ñaari tali fas yéene laale ak Linguère nekk Ligue 2 Port ak Sonacos Mbour Petite Côte fas yéene dalal waa Thiès FC Uzo ak Kër Madior AS Douane fas yéene football ak Africa Promo Foot AS Pikine ak Jaraaf lay doon Dakar Sacré-Cœur moom ak Duc ñoo fas yéene jongante jamono ji nga xamante ne waa Casa Sport ak waa Stade de Mbour ku ne da nga bëgg a éliminer sa morom ka Demba Diop FC ak Renaissance jamono ak Ndiambour EJ Fatick fas yéene laale ak Amitié FC Génération Foot Teungueth FC ak Seneps Excellence ak Jambar ñoom daal dañ leen exempté match nag fas yéene am ci week-endu ñeenti fan jëm juróomi fan ci weeru janvier atub 2020 Barthélémy. ñu wax ci leneen wàllum football ba léegi ak préliminaire coupe Ousmane Tanor Dieng bi daanaka ñu ngi ci. match yu bëri tey ci ngoon diggante ay équipe nationale 1 ca stade Ngalandou Diouf bu 16h jotee AGEL ak Jeanne d'Arc de Dakar lay doon ca stade Alassane Djigo Olympique Ngor di laale ak Walidane ca stade Amadou Barry moom Étoile Lusitana ak US Rail lay doon lu jëm nag ci waa national 2 tey ci ngoon ba léegi ca stade Alassane Djigo stade Thiaroye ak HLM Grand Yoff match bi fas yéene am bu 15h jotee waxtu woowu itam ca stade Amadou Barry Oslo ak Asfa lay doon lu jëm nag ci éliminatoire champion régional yi ca stade Fodé Wade bu Saly Portudal Saly AC di dalal Africa Foot la cay des nag samedi ak dimanche lañ koy joué Barthélémy. Ligue 1 bi ni ki ëllëg la ñuy sóobu ci ñeenteelu journée bi. bokk na ci ndaje yi Génération Foot di dalal AS Douane ñaari tali ak AS Pikine Dakar Sacré-Cœur fas yéene fekki Teungueth FC noonu itam la ko stade de Mbour di defee dem fekki waa Jambar mu di ab derby ca Petite Côte Jaraaf di dalal waa Casa Sport Mbour Petite Côte ak Seneps lay doon US Gorée dem fekki waa Ndiambour bu Louga wax nañ ko sànq derby Petite Côte bi diggante Jambar bu Saly Portudal ak stade de Mbour lay doon Jambar mi nga xamante ne jamono ji mu ngi ci yoon bu baax ak stade de Mbour mi nga xamante ne dafa jànkonte ki jafe-jafe ak démission bu yàggul bu président waaye loolu teewul entraîneur bu Jambar ne match bu jafe ñu ngi koy xaar ñu déglu Boubacar Gadiaga. di xaar mu nekk match bu neex parce que dina am ay nit kuy jouer derby yu mel nii nga xamante ne Mbour la waa Mbour dañu bëgg football wax nga xam ne stade bi dina am nit parce que waa stade de Mbour ñoom dañuy topp seen équipe porteur yu bëri tabarakallah waaye nag ñun dinañ def loo xamante ne rek comme ni ñu ko doon defee rek dina waajal suñu bopp comme ni ñu ko waajal suñu bopp maanaam préparer suñu jeu def si ingrédients yi nga xamante moo war pour ñu am réussite waaye xam nañ ne que ne kiñ ko sequl même fekk dafa nekk si situation yu metti neen indi lu tar pour que match bi du yomb si ñun kon donc ñu ngi xaar match bu metti. waaw léegi crise bi stade de Mbour di dund jamono ji est-ce que du avantage ci yéen. du ñu profité de parce que derby bokkul ak yeneen match yi derby au contraire ñoom buñ ci amee ndam wala ñu am si bit résultat bu positif daf leen di booster dañ di joxaat encouragement bu bari pour que match yi ñëw ñu gën si nekkaat donc ñun xam nañu ko ne du yomb si ñun parce que li ñu fi indi ñëw li fi indi dina metti trop dina tar mais du wàññi dara si lu ñu nekk si lu li xew li jiitu lu xew du ci wàññi dara si seen déplacement bi maa dina indi lépp lu ñu am ci wàllu xam-xam ci wàllu doole ci wàllu kattan te fekk tamit ñu pare loolu ñu ngi koy waaj loolu xam nañu ko ne match bi du yomb xam nañu ko ne donte leen ñoom ñàkk nañu semaine dernière 3 terrain lii beneen match la ñaari match yu wuute la yoo xamante ne match bi nga xamante ne booy jouer sa terrain kon équipe boo xamante ne yéen dëkkandoo ku nekk da nga bëgg soobee match bi nga xam si ndam pour que dëkki neex kon ñun ñu ngi xaar match bu metti. Stade de Mbour moom kilifa ya am nañ yaakaar ci gone ya ñoom daal victoire rek moo nekk ci seeni xel chargé de communication bu Stade de Mbour di Samba Ñebe Ba nee na daal bàyyeewuñu xel jafe-jafe yi nga xamante ne équipe ba mu ngi koy jànkonteel jamono ji Samba Ñebe Ba ñu déglu ko. ñuy daal waajale yeneen jongante yi ci biir mbokk noonu lañ koy waajale rek ndax jàmbaar ak ñoom yàgg nañoo football xamante nañu bu baax a baax léegi nag fan yi passé am na duggoon ci biir ko équipe bu Stade de Mbour Stade de Mbour nag min na ay yëngu-yëngu min na ay jafe-jafe loolu mook dundama ànd te am na fa ay ñu fa yàlla teg ñoo xam ne nii yàlla may na leen ak mat ak ay pexe yoo xam ne yi dinañ liggéey boo xam ne bi dina leen génnee ci pax mi nu dugg pax moomu nag mooy jafe-jafe yi ñu nekkee yaakaar naa ni jafe-jafe bi boobu warul tax nit ñi yokki
wala ñuy bàyyi ndax Stade de Mbour comme ni ma ko waxee woon léegi rek nit naa ay jafe-jafe te nit ñëpp ngi liggéey boo xam ne bii bu jàppee dinañ génn ci li ñu nekk. waaw Georges ñu wax ba tey ci wàllum football mais dem ca biti réew ca Angleterre ak Boxing Day bi woon démb Abdoulaye Diaw nag moom mu ngi càmbar prestation bu Sadio Mané bi nga xamante ne équipe am Liverpool moo daan Leicester démb. ñeenti bal Liverpool doon Leicester ñeenti bal ci dara Abdoulaye Diaw rafetlu match bu Sadio Mané waaye nag moom daal mbetteel la am ci li nga xamante ne moom la waa Leicester def ci match boobee ndax ñoom ci seen wàll boobu sax ñoom ñooy topp ci ginnaaw Liverpool ci championnat bi nekk ci deuxième place bi ñu déglu Abdoulaye Diaw tey ci suba la woon ci RFM matin. C'est vrai que 10 points doxoon na seen diggante mais soo xoolee ci nombre de buts marqués ak encaissés dañu jege woon ba bare woon na observateur yu ni attention Liverpool dana nekk ci gâchetu Leicester mais ma am ci trop déception parce que kuñ yéen ñaar yéen a jiitle ci championnat bi muy premier ngay deuxième yow mi nekk deuxième mu fekk si la ci sa terrain gagné la 4-0 avec la manière Liverpool wane na vraiment ni ngi survolé un championnat d'Angleterre mais le Sadio Mané d'hier je l'ai beaucoup aimé. C'était tout le contraire de Salah qui labire, qui joxe bal, qui jouait pour le collectif. En un mot, mettre ses qualités à la disposition du collectif. Si tu revois le but d'Alexander Arnold, nga ni vraiment ci ku labire mooy def monde passe mel parce que amoon na possibilité gën yóbbu ballon bi ci kanam. J'ai aimé ce Sadio Mané là jouer pour tout le monde ba pare ci position axiale parce que Klopp dafa am ñaari Sadio Mané am na boo xam ne daf koy yóbbu en attaque ak bu muy indi ci gannaaw mais celui d'hier était merveilleux. Alors 4-0 chez l'adversaire Sadio Mané am ci yeneen distinction il est en train vraiment di terminer année 2019 bi ak toogaay bu rafet gën a polir prestige au Sénégal fi mu nekk yelloo na lépp parce que mi ngi ci niveau bu nga xam ne ni évidemment musu ci toll pourvu que cela dure. beneen match Liverpool Barthélemy dimanche gi ñu dëgmal lay doon maanaam ginnaaw suba Liverpool fas yéene laale ak Wolverhampton moomee sax ci match boobu dimanche la ñuy fêté seeni victoire bi nga xamante wala bokk coupe bi ñu gagné woon fële maanaam coupe du monde des clubs Liverpool moo ko jël. Wolverhampton moom mooy joué ak Manchester City tey bu 19h45 jotee. ba tey ci wàllu Boxing Day bi. mooy continuer.